yàlla julli si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam balaa ñoo commencé réunion bi dalal suñu kilifa gi monsieur le ministre Ali Aïdara dañuy jox Cherif Mamina mu defal ñu ñaan ñu commencé si bisimilah rahmaani rahim jeexal si alhamdulilah rabbil alamin Cherif defal ñu ñaan. léegi kon ñu bokk ñaan ñëpp yàlla fàtte ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko monsieur le maire ñu tàmbali bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انا كتبنا لك بالحق من الميسر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر ويتم من مشروعه واليك صراط مستقيم استقم الله ورسوله عزيزا لا تنصر ولا تصل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امر والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والعظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. di dalal suñu kilifa monsieur le ministre Ali Aïdara di ko dalal fii si Daara Jolof moom ak délégation bi mu àndal si biir délégation boobu mën nañ si lim suñu xarit muy maire de Mboula di Goriba ak soxna yi nga xam ne moom moo accompagné monsieur le ministre ak El Hadj Malick Guèye vraiment di rafetlu présence su kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw si salle bi. mën nañ si lim le président la Croix-Rouge département régional monsieur Daouda Fall ak les délégués de quartier les conseillers de quartier ak Cherif Mamina Aïdara ak notable yi nga xam ne ñoom ñoo fi ak les jeunes tey monsieur le ministre vraiment ñëw fi ak le secrétaire waayu le secrétaire municipal Massamba Thiane ak président Baba Diaw tey ñu teewal fi monsieur le maire Mawa Ndiaye mu waroon na dalal monsieur le ministre tey fii yàlla dogal moom empêchement man en tant que son premier adjoint may ñëw teewal ko fi monsieur le ministre ñu ngi lay dalal fii si Daara Jolof di am mbégte également ak contenté si sa teewaay fii comme ni ma la ko waxee woon si bureau bi rek yow suñu référence nga suñu idole nga parce que gis nañ fi nga jaar yëpp si Sénégal loolu day firnde ni rek yow Sénégal rek moom moo la ñor te vraiment jugoo pour sa intérêt da nga jóg pour intérêt Sénégal kon ku mel noonu nag bu ñëwee fii si Daara vraiment ñun jeunes yëpp dañoo war a mobiliser wu vraiment ñëw pour ñëw dalal ko fii. di nuyu Cherif Mamina di nuyu délégué quartier yi di nuyu jeunes yi di leen dalal d'accord am nañ gan tey gan gi nag liñ ko tudde ak nga xam ne moom la yittewoo muy environnement beeg jëm ci environnement muy ci loo xam ne man yi ma gën a neex ci àddina ma gën koo fonk la. ndax bi may nekk étudiant nekk ci Libye damaa bokkoon ci ñu doon dund ci reboisement bokkoon naa ci ñi xasoon na su ma retraité su ma sañ at mu nekk bu fekkee ñu ngi organiser ay colonies yoo xam ne reboisement la pare naa maye sama bopp par 15 jours di teew reboisement yàlla xam na loolu xasoon naa ko fu ma toll kër bi may retraité fii ci lycée Daouda Sow que professeur d'arabe li ma gën a at mu nekk bu fekkee am na fu ñu jëmbate garab te loolu xamoon naa ci dund naa ko ci Libye ba may nekk étudiant pare naa ko dund at mu nekk pare naa may sama dund 15 jours pour reboiser garab. léegi man nag yaakaar naa ne tey li nga xam ne moo tax a jóg ministre bi dafa nekk sama domaine ndax reboisement bu ñu ko waxee même en étant étudiant yàgg nañ def ay mission au niveau de Sokone pour reboisement ndax man li may yëngatu mooy biologie végétale. Spécialisé en biologie végétale kon sama domaine la mbiru garab amul lenn lu ma ci ëmp dama koy jàng ay ati at nee naa leen nag tey garab bu amutoon nit du am fi ma koy teg fenn rek la mooy son rôle respiratoire ndax xam ngeen ne oxygène bi nga xam ne moom la ñuy dugal suñ biir yaram te mu tax ñuy dund ci garab lay jógee ndax oxygène boobu bu jógee ci garab day dugg ci nit mais nit ki aussi xam leen ne bu dogalee oxygène bi di génne gaz carbonique yi garab yi ñoo koy récupérer on les appelle des puits de carbone mooy tax aussi phénomène yu bëri du am sur terre phénomène de pollution yi ndax gaz carbonique bi lu mu bëri ay usine bu ñu fi nekkoon moo koy capter jël gaz carbonique bi transformé waat ko oxygène mu ñëwaat ci ñun ñuy dund kon nee nañ tey garab bu amutoon nit du am. di jël suñu nuyoo di ko teg ci monsieur le ministre
di nuyu monsieur le maire di nuyu kilifa yene ci salle bi yëpp chef de quartier yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu tonton Daouda Fall vraiment di rafetlu jotaay bi parce que damay wax ne lii ñun ngeen ko defal parce que ñun ñooy ndaw yi donc te ngeen ñu ci yoon woo xam ne yoonu defar la parce que jëmbat garab macha allah dafa am solo parce que solo gu mu am rek waxuma la dara mais tiyaabo ji ci nekk rek dafa ëpp dayoo parce que nit mën naa dox ba sonn sax ñëw toog ci garab gi dallu baaw yaramam sedd mu dem donc kon ko fa jëmbat ci tiyaabo jooja am na ca mais nag ñun am nañ taxawaay boo xam ne ñun dañ kaa am ñun jeunes yi taxawaay bi mooy toppatoo bi parce que am na loo xam ne mag mënu ko ñun ñoo ko man lii ñun lan ko defal nan koy mën a toppatoo bu baax ca na mu ware wax ne tey xëy na toog naa fii en tant que président de la Croix-Rouge régionale et départementale waaye yàlla def na aussi man maay porte-parole du khalife général des Khadres bu Daaru Salaam Ndogondu yàlla def na maay conseiller spécial de madame la présidente nationale de la Croix-Rouge chargée de l'action sociale et du genre di conseiller technique de monsieur le maire Mamar Ndiaye nekkoon na conseiller technique monsieur le maire Ali Saleh ak monsieur le maire Pape Alioune Sarr donc loolu di wax ne bi ma gën a neex nag ci sa ñëw bi moom mooy exploitant agro sylvopastoral la dama yor 20 hectares yoo xam ne tey boo fa demee da nga fa fekk au moins 50 garab yoo xam ne ay rek la da nga fa fekk lu ëpp téeméeri sidéem te day produire chaque année donc mi ngi fii à Sine Pakour waaye damay wax ne ci sa ñëw bi tey pour teral en tout cas ci instance yi ma bokk yëpp su ma demee en tout cas ci li may wax incha allah dinaa ci jël toujours bu doon 5 à 10 minutes ma wax ci mbiru garab ñaax nit ñi ci garab jeunes yi toog fii tey am na ci ay jeunes yi Croix-Rouge ku mel ni Momar Mbeng ku mel ni Maram Ndiaye ak ñenn ñu bokk ci jeunesse bi parce que la jeunesse est une et indivisible waaye li may wax rek ne comme ni professeur moom bu waxee amatoo leneen loo ci dolli moom mooy le proviseur du lycée XM1 di nit ku baax ku mën li mu wax la aussi waaye na nga xam ne daal garab moom ñun fii ci Jolof comme ni ko maire Gori Ba di defee xam na njëriñ li ndax ku ne càmm ne jur ne garab loola xam ne ñëpp période bi nga xam ne bi période de soudure la lii ba jëm mois de juin ni garab yi di ñëwee en appoint aux animaux xam nañ aussi que ne tey nga xam ne au niveau du département de Linguère les arbres fruitiers ñi ngi commencé di installé wu am na ay verger yu bari yi ñuy def yoo xam ne yi mi ngi ci biir dëkk bi fii ba Ngaraaf am nay verger ci biir daara tey boo doon wër au moins am na 3 kër yoo xam ne xam naa ne ay verger lañ donc loolu aussi nga xam ne sa li ngay liggéey wax dëgg yàlla ñun fekk si nañ la ci te la mairie de Daara en tout cas ak ay population danañ taxaw ci li nga indi fii bu dee 2000 arbres la bu dee kii ñu fexe ba am au moins un pourcentage de réussite de plus de 90% bu soobee yàlla. te ñun dañu dem directoire national u écologiste yëpp Ali Aïdar daf ñu invité Ziguinchor plus précisément à Diakène Wolof gannaaw Sédhiou ñu dem def fa 3 jours kon xam nañu bu baax kan mooy Aïdar nit nag booy wut nit bu baax ñetti cër nga koy tënk mooy tax nga ànd ak moom boo dee da ngaa baax te bëgg a ànd ak ku baax da ngay ànd ak nit ku am sincérité si waxam si jëfam si démarche am da ngay wut nit bu am engagement si li muy def ku am engagement da nga koy wut mais li nga xam ne lii nag moo gën a baax si nit mooy nit dafay am cohérence sur ses dits faits et gestes mais ku xam Aïdar fa mu jógee boobu ni mu nekkoon ministre de l'environnement li mu joué sur rôle le bateau la Joola li mu def environnement nga xam ne il a toujours été resté lui-même benn nit la amul variabilité bu muy def si moom ñun ñi ànd ak moom sànq le coordinateur national monsieur Djibi Diop mi ngi may woo na ma Seydi Hadji Malick santal mu bu baax au nom du directoire national monsieur Aïdara parce que nit la koo xam ne kii kuy wut nit ku baax nit ku bëgg liggéey nit ku takku nit koo xam ne gëmul dara lu dul environnement te it
du nit koo xam ne kii dañ koy jënd kenn du ko jënd Aïdar je pense que am ngeen information bateau la pêche bi biñ ci jaar rek lañ ci wax lépp ak fa variable lam fa liggéey lépp ñëpp xam nañ ko kon Aïdar au nom des écologistes du département de Linguère et de la région de Louga ñi ngi lay dalal jàmm ci département bi ak région bu Louga. ñun bu ñuy wax Jolof Daara Jolof moo tax mooy xolu monsieur Javin la mooy xolu Linguère te dafa mel ne yow xam nga ko ndax ban jëlee mission bi ne dañuy dem ci département de Linguère commune yi ñu ciblé woon liñ leen war a jox ci ay garab da nga jàpp ni benn commune waru ci ëppale Daara Jolof benn commune waru ci ëppale Daara Jolof kon xam nga ne Daara am na lu mu tekki ci biir département de Linguère tekki boobu nag peut-être ci population la waaye population boobu buñ ko ciblé tey ba jàpp ni da ngeen a war a am garab yu ëpp ci yin war a distribuer ci département de Linguère war naa am lu ci fës fii ak ñaari weer fii ak ñetti weer tey actuellement commune Daara am ngeen lu war a toll ci junni garab yu tegal fii ak ñaari weer ñetti weer ñeent ñaata ñoo cee war a dund bëri na ay at yu bëree bëri ñi fiy lancé ay campagne de reboisement ay journée de reboisement waaye journée yooya campagne booba li ci gën a bëri échec la il faut oser le dire échec boobu nag dañoo bëggatul mu am ci reboisement d'ailleurs loolu moo tax le directeur général de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Myriade mu ne léegi dama leen indil ay garab yi nga xam ne c'est des arbres fruitiers mooy da nga am ker waaye da nga am aussi loo ci lekk ba sax loo ci jaay kon garab yooyu garab li mu am njëriñ loolu wax ngeen ko déjà mais léegi njëriñ bi gën naa am solo bu njëkk dañu doon indil ay séng ay sump ay yeneen yépp am njëriñ waaye bii moom léegi da nga koy def sa kër nga am limon nga am guyave nga am yeneen ak yeneen nga am mango yu dul jeex kon loola bu fekkee ne ñu ngi ko doon jàppee ay fukki loxo léegi war nañ ko jàppee ñaar fukki loxo yi ñu ko war a jàppee nag li koy firndeel moo di ne kii ñu ànd ki ma teg loxo commandant Diallo moom kese doyoon na pour mën a ñëw fii ci Daara expliquer leen def liggéey bi waaye le DG def ne man importance bi ma jox garab dama bëgg fépp fu may dem ma wax ak ñoom ma xamal leen lii lan la te bu si ñëwee léegi dana gën a wóor ñi jàpp ne daal ñun sunu genn wàll ñun ñi nga xam ne agence sénégalaise de la reforestation sunu genn wàll lañ leen jox bu leen joxoon sunu baaraan bi kese bëgg nañ ngeen fonk ko waxuma nag sunu genn wàll kon monsieur le maire garab yi ñëw na mu ngi au niveau du service des eaux et forêts dañoo bëgg bépp doomu Daara bu ci soxla ngeen recenser ko ngeen situer ko ngeen jël ay coordonnées am ngeen jox ko ngeen suivre ko loolu bu amee rek njort na ne résultat dana am te nag ñun dañ koy suivre ñun suñu bopp man de temps en temps danaa ñëw fii dana wax monsieur le maire fan la garab yi toll yan kër lan ko jox ak yan ñoo ci dund te dama bëgg yëpp dund Daouda Fall nee na 80% mais man dama bëgg 99% de réussite ndax sunu réussite garab mooy sunu réussite bopp. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu monsieur le maire di nuyu délégation yi chef de quartier yi jeunesse bi di nuyu shérif bu baax ñaan yi egg na sama xol xaw ma ndax dina génn feneen waaye sama xol jàpp na ko di nuyu ñëpp di nuyu El Hadj suñu responsable fii garab yi ma fi indi jaaduwul ma indi ko fi maa ngi ko jëlee nooto guy jama ci biir ay kër nit yu mel ni yéen ñi ko defar ñu jaay ma ko ma indi ko fii xaw ma lu tey yéen ngeen mën a defar seen garab gisuma ko bu ma demee forêt de Mbao dama fay fekk ay handicapé
kii amul tànk kii du gis kii amul loxo ñuy dem ci mbalit di fa for mbuusu vitale di ki def suuf di ki def doomu garab di arrosé di am garab yu ñu jaay ngeen ni da ngeen bëgg garab ba pare defarul leen garab loolu waxu ngelaw buy génn seen gémmiñ la rek ndax man dama bëgg garab boo demee sama kër di nga xam ni dama bëgg garab tey ci suba dama nekkee tee ma indaale limon bi nga xam ni sama tool laa ko wittee ma indaale ko ba fii ma nekkee tee ma def ci limon bi ma ci defee limon ma denc ci xoox yi ndax dundu garab mi ngi tàmbale ci xooxu garabu limon xoox yaa ngi nii ma denc parce que tôt ou tard dinaa ko jëmbat mi ngi nii sànniwu ma ko ci mbalit mi léegi lu tee nit bu lekkee mango wala mu lekk limon wala te limon benn 200 francs lay jar léegi fii bu amee boo ko gisee ba pare boo duggee ci biir kër yi doo fi fekk garabu limon léegi au fond c'est vrai ñi fi wax nañu dëgg yëg naa ko man ni dëgg ngeen wax bëgg ngeen garab mais lu tee ngeen am garab bugguma nekk man may jële garab feneen di ko indi fii dama bëgg ñu ànd ñun ñëpp ni nooto guy jama di def ba am ay garab ngeen def ko ba am garab bu boobaa man bu may jënd garab pour maye ko ma ñëw jënd ko ci yéen agence bi jënd ko ci yéen parce que da ngeen ko defar dinañ leen may mbuus may leen xoox léegi ngeen defar seen garab duma leen ko defaral nag yéen a koy defar mën na nekk fépp ci biir kër yi ndax boo bëggee defar lu toll ni fukk garab surface bi nga koy defaree dépassé wul surface su chapeau bi boo bëggee def téeméeri garab dépassé wul table surface su table bi xam nga loolu du dara kenn mënu ma wax aw ma place boobu sama biir kër danga ma naan bëgguma ko def mais garab dara gënu ko yomb léegi nag li tax ñu indi fi ay garab il faut ma wax ko Lamine bu Prodac moo ñëw agence ñaan ñu garab pour Prodac bi nekk Linguère ma ne ko ala loolu du am dañuy organiser kañ Linguère Daara ville verte ma may ñëpp garab ma yaale la mais ma ñëw pour yow rek loolu du nekk moo tax ñu ñaari camion la ñu chargé ca dina ñëwaat yeneen camion wax ngeen garab eaux et forêt yi difficulté yu ñu am xam nañ ko ñu ngi soog a démarrer ñun at la rek la ñu amagum mais dinañu liggéey ak eaux et forêt yi ba ñoom ñu am place bu baax matériel bu baax ba ñoom ñu mën leen jàppale mais ñoom waruñu def liggéey bi ñoom ñaata lañu ci seen base 4 5 10 mais yéen ku ci nekk ci yéen bu defaree garab ci biir këram ak yee xelu ñeneen ñi pour ñoom tamit ñu def ko bu boobaa la ñu mën a xalaat ni dara dina naat mais du ay garab yi ma fi indi non ay garab yuy jóge fii ay garab yi nga xam ni garab yi nga xam daf leen di indil koom-koom li ngeen di transformer li ngeen di jaay li ngeen di lekk ak li nga xam ni mala yi dinañ ko lekk ak suuf si dinañ ci profiter ak oxygène bi ak loolu yëpp professeur wax nga xam ne loolu yëpp mi ngi ci garab boo gis waaye dafa am ay garab yi nga xam ni dinañ la jox loolu yëpp ba pare jox la li ngay lekk wala li ngay jaay te loolu dañ ci toll fi nga xam ne mën nañu développer suñu économie vraiment ñul bëgg nañ ci ànd ak yéen ñul bëgg nañ ko bokk ak yéen ñul bëgg nañu fexe ba kenn ku nekk ci yéen bu bëggee génn ñu jox ko bu bëggee graine ñu jox ko mu toppatoo am ay garab bu ñuy jënd garab nag ñu tàmbalee ko fii yóbbu ko feneen am nañu ñuy defar garab Ranérou am nañ ko am na ñuy defar garab boor bële mais fii amuñu ko
loolu nag jaaduwul bëgg nañ vraiment ngeen xam ni garab lu yomb la geen mi ngi jar 6 francs juróom benn 15 geen moom lay jar bu ma lañ joxoon 1000 geen 6000 francs laa koy jënde 6000 francs xoox moom mi ngi jógee ci alam ji rek damay lekk limon ma denc xoox bi nga pàccal limon nga denc xoox bi mais dara da ngeen koy sànni ci mbali bi weer ko ci naaj bi mu dee quand même jot na pour ñu jógal suñu bopp jot na pour ñu jëfal suñu bopp jot na pour que mu indil ñu koom-koom bi nga xam ni ñun ñëpp ñooy ànd naat du ñu bàyyi kenn ci ginnaaw mais il faut ngeen bëgg ci bokk surtout jeunesse bi ngeen di wax ni awma emploi xanaa da nga mën bu la neexee nga ni awma emploi fonctionnaire mais emploi mën naa ko créer am na benn film bu ndaw bu ñu def pour wone jigéen ñi nekk Notto Gouye Diama ñoom li ñuy wax ak li ñuy jaay ci garab benn 200 francs benn 300 francs rek lañ koy jaay de mais dañ ciy jaay ay junni garab man def naa 10 000 garab 15 000 garab Tivaouane dinañ def Kaolack dinañ def Koumpentoum ñi ngi def fii dinañ def feneen ca garab yooyu yëpp ñun amaguñu pépinière bu koy produire dañ koy jënd foofu donc mën nañ ko jënd tamit ci yéen vraiment c'est important parce que loolu mooy créer seen richesse mën nga nekk élève nga produire ko parce que du liggéey bu bëri boo ko produire nga jaay ko wala nga maye ko wala nga jëmbat ko léegi bu ñu indee geen yooyu ci ay fan yu néew parents d'élèves yi chef de quartier yi association yi ñëpp bokk ci léegi bu ñu indee geen yooyu jox leen ko indi grain yooyu jox leen ko léegi mois de juin dañuy ñëwaat fii ñu def la foire de l'arbre ngeen génne seen garab yëpp léegi ñu def la foire de l'arbre boo amee limon mu am mango kële am corossol ki am goyaaf ngeen weccante garab wala ngeen jaayante garab mais en tout cas man ngeen weccante nga jox ma corossol ma jox la goyaaf te ñul xoox yooyu yëpp ñoo leen koy jox ndax suñu xoox corossol mi ngi jóge Guinée Conakry xam nga ni Sénégal bëriwul corossol ñu ngi koy jële Guinée Conakry Dalaba fan lañ koy jële ci mbalitu marché yi dañu am équipe yi dem ci marché Dalaba corossol yu nëpp yi nga xam ne gars yi dañ koy sànni ñu dajale ko jël ay maire ñuy dindi xoox yi indi xoox yi fii ñu ngi indi goyave corossol palmier avocat coco ñu ngi koy jëlee Côte d'Ivoire di ko indi par conteneur donc ñun li ñu mën mooy jox leen geen jox leen graine ku ci bëgg a liggéey billaahi mën nga ci génne koom-koom bu fekkee ni sawar nga tuuti rek mën nga ci génne koom-koom bu boobaa bu fekkee ni yow da nga bëgg nekk chômeur yaa tey mais bul wax awma liggéey parce que liggéey ngi nii ñun dañuy jënd garab bi doo ñu ko may garab yi dañ leen ko may mais ñaanuñu leen dañuy jënd garab yi mais ëllëg ñu jënd ko feneen jël oto indi ko ba fii mais ñu ñëw fii jënd ko fii ngeen jaay nu ko mu nekk seen emploi vert vraiment loolu laa bëggoon wax di leen wax ni am ngeen doom am ngeen mbokk am ngeen sama jabar dafa am ngeen jëkkër ak am ngeen xarit nañu ànd rek lii tax ma ànd ak sama jabar est-ce que xam ngeen lan la dama toog ñaari weer dugguma sama biir kër nekk ci àll bi di wër rek mu woo ma mu ne ma kañ nga ñëw ma ne ko xoolal di gën a yomb mooy nga ñëw gunge ma ndax gëm li ma mission ndax gëm ko ndax bëgg ko léegi nag bëgg naa ko bokk ak yéen bëgg naa ko bokk ak yéen bëgg naa ngeen jëf ko ñu ànd ñu jëf ko ma jàppale leen ci vraiment te bu boobaa fii ak diir ñetti at rek di ngeen gis changement dara di ngeen gis fépp dina naat
ndax loolu mooy dëgg du leneen jëmbat li nga xam ni dina sax mu jox la li ngay jaay li ngay lekk wala li ngay transformer loolu mooy dëgg du leneen wasalaam. encore une fois ñu ngi lay remercier je pense que li nga fi expliqué rek vraiment nekk na njàngat si ñun ñi di la remercier di la encourager di am mbégte encore une fois contenté si sa ñëw fii si Darou Djolof di remercier les jeunes di remercier également les délégués de quartier les conseils de quartier ak kilifa yi nga xam ni vraiment ñëw nañ fi dalal monsieur le ministre donc suñ paree am na yenn protocole yu ñu war a def dañuy wàcc ci suuf reboiser suñ paree dem hôpital suñ paree am na benn kër bu ñu war a dem pour reboiser amoon nañ sax ay écoles yu ñu jëloon mais xam nga ne emploi du temps ministre bi dafa xaw a xat moo tax vraiment ñu jël quelques vraiment kii rek mairie ak hôpital ak benn kër ñu dem def remise symbolique bi suñ paree après ñu jéem a xool naka lañ fi dajewaatee pour waxtaan pour xool garab yi vraiment nuñ koy joxe. cette fois-ci nag niñ ko daan joxee ak bii yoon moom dootul bokk parce que duñ ko jël rek ku nekk rek ñu jox la ko dem déedéet bii yoon day am suivi parce que dégg ngeen li ministre bi wax am na si ay protocole yu bëri yoo xam ni vraiment ñun war nañ ko signer ak ñoom te loolu pour mu am il faut ñu respecter lii d'abord. donc ñu ngi remercier monsieur le maire Goriba si vraiment liggéey bi nga xam ni boobu ak léegi mu ngi koy def di remercier suñu frère Lamine Ndiaye. di remercier également commandant moom it vraiment sonn na démb ba léegi nelawul ñu ngi coordonner activités yi pour mu jaar yoon ñu ngi remercier l'agent envoyé monsieur Wahab Sall démb ba léegi vraiment mu ngi doon def liggéey bu am solo si mbir mi. voilà di remercier le secrétaire municipal ñuy wax aussi ngeen xaar monsieur le ministre su paree dina wàcc si wan nan la ñuy jëmbatee garab bi suñu paree aussi wax na leen garab yi naka la war a amee suivi. su ko defee suñ demee délégué de quartier ñu ngi fi toog conseil de quartier yi ñoom suñ demee dinañ mën a assurer suivi bi au niveau des quartiers donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp